mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu jukki leen li ci gën a fës wax nag ci lu soxal tolluwaay ko mbas mi tey jëlee ci àllarba gi yem ak juróom-ñeenti fan ci weeru mars atum ñaari junni ñaar fukk ak ñaar ci limuk junni ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ci test suñu amal ñetti doomu aadama ñu del si daal di amee jàngoro ji di Covid 19 daañu wax ci leneen mu soxal wàllu élection législative yi nga xam ne jàpp nañ ko fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bi ñu dëgmal lu jëm nag ci wàllu parrainage ministère de l'intérieur daal dinay génn nag lim bi nga xam ne rek moom ngay am ngir mun a am ay parrain ngir bokk ci jongante yooyee ci 31 juillet di ngeen ci amal reportage ci biir xibaar yi daañu wax ci leneen mu soxal màggaluk juróom-ñetti fan ci weeru mars atum ñaari junni ñaar fukk ak ñaar nekk le 8 mars nañu ko amalee jigéen ñi nekk ci groupe Prestige ñoom it nag daal dinañ koy màggal bés bi la daañu ci dëkk nu mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi mbokk yi lii daañu ci toftal xibaar ñeel biti réew wàllu tàggat yaram moo fas yéene derkap yi li xibaar lii moo di ponk yi su ngeen taaxiloo tuuti ñu dikk ak yéen ci faram-fàcce gi. mu ngoog ñu dellu nuyu leen jaajëfal leen ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV ni ñu ko junjee ci ponk xibaar yi ñu wax ci lu soxal tolluwaay mbas mi tey jële ci àllarba gi ci li ma ko junni ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ci test yi amal ñetti doomu aadama ñoo del si daal di amee jàngoro ji di Covid 19 foofee ca makkaanu jëluñ ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ñu ànd ceeg docteur Alioune Badara Ly. tey ci àllarba juróom-ñeenti fan ci weeru mars 2022 ministère bi ñu dénk mbiru wér-gu-yaram mi ngi jot résultat yi may waaj a lim ci junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetti prélèvement yi nga xamante ni def nañu ko ñett ñoo ci dellu si am doomu jàngoro bi ñett yooyu yëpp nag ñu ngi jóge ci transmission bi ñu naan communautaire maanaam wàllante bu nëbb bi nga xamante ni mi ngi am ci biir askan wi ñett yooyu nii la tëdde ñaar yi ñu ngi jóge bàyyee ko fii ci région bu Dakar benn ci département bu Dakar ak benn ci département bu Guédiawaye ñetteelu cas bi moom ma nga jóge ca région bu Thiès précisément ca Popenguine fukk ak ñetti doomu aadama ci ñi amoon feebar bi ñoom testé nañ leen doomu jàngoro bi nekkal ci seen deret donc ñoom wér nañu benn cas moo ñàkk bakkanam safla benn cas bu metti benn cas grave donc moo nekk ci jamono ji ñooy wax ak yéen ci sauvetage donc ma bamtu ko benn cas bu metti benn cas grave moo nekk jamono ji ci sauvetage ñeneen ñi nga xamante ni amoon nañu feebar bi ñoom ñu ngi am tan ñu wax ci leneen mu soxal nag élection yi nga xam ne moom la ñu fas yéene tabb ñi teewal askan wi foofee ca pencum ndaw réew mi jàpp nañ ko nag fanweeri fan ak benn ci weeru juillet tax nag lu jëm ci wàllu parrainage bile daal dinañ koy nag taxawal jamono ji xam nañu lim bu nekk mu la ku bëgg a bokk ci élection yee moom ngay am ngir rek mën a bokk ci jongante yooyee reportage ñu ànd ceeg Aïssatou Sow. ginnaaw caution bu tolloog fukk ak juróom ci ay millions bi nga xam ne ministère bu yor wàllum kaaraange réew mi moo ko fixé woon jëm ci élection législative yi kile nga xam ni moom mooy directeur général bu yor wàllum élection moo xam le ni parrainage bi dafay daal di rek bokk ca yooyu de élection di ab dogal bi nga xam ni yenn ci ay Thiessois yu ñu tasanteel ñaawlu nañ ko. mooy li may wax rek mooy que li ñu def nii c'est une aberration ay. Parrainage pour des partis politiques kenn mësu ko gis fenn parrainage amul solo on a fixé des cautions une caution très forte doy na sëkk caution doy na sëkk mais encore ay parrainage pour les partis politiques moi je dis que loolu du yoon vraiment jaru ko ay complications lay indi rek noonu bàyyi nit ñu def élection librement lii depuis ce régime là bu mu ñëwee ba tey dafa lii yëpp am ay rejet de candidature ay lu ko xamul lii la mës a am beneen bàyyi nit ñi librement ñu dem en tout cas compétition électorale loolu laa xalaat. donc parrainage bi daal comme si gàttal comme lu ma ko wax si nasaraan affaire bi daal baaxul day lu may wax nii c'est que sàcc bu ñu nëb la rek
loolu la daal loolu mooy sa xalaat sama xalaat bon kii bu gàtt. bu ñu sukkandikoo ci moom directeur général bu yor lépp lu jëm ci wàllum élection ab pàcc ci parrain jëm ci entité indépendante yi dafa war a rek jóge ci juróom-ñaar ci ay région war a yemoo ak junni ci lu mu néew ci région bu nekk. Abdoulaye Fall Mao di njiitu alliance patriotique jàmbaar pour la république moom mi ngi ñaawlu bu baax a baax boobule dogal. li am mooy lii mu def moom tegu ko fenn parce que tey man am naa droit nekk candidat départemental su ma nekkee candidat départemental Thiès rek mu ñor ma war a def parrain il faut ma def 34 000 poussières mais là c'est d'abord il me faut 7 régions mais man candidat Thiès donc département ñun ma war a def 7 régions fu ñu ko teg d'abord li ñuy wootee Thiès la ñu war a calcul 5% bi ma def ko ma nekk candidat bi je ne peux pas être un candidat national je veux être un candidat départemental léegi d'abord ce qui est dangereux et extrêmement dangereux les gens qui votent ñu xam ne moo gën a ñaaw moo gën a bon moo gën a normal am ñoo xam dañuy wote ba pare am ñu droit di parrainer les militaires là dañuy wote dañuy élire seen i ministre seen i député te amuñu droit wote comment ça amuñu droit def parrainage là c'est grave un militaire bu amee droit wote am na droit parrainer mais dañ leen ñoom duñu parrainer fu ñu ko teg ban loi fu ñu ko teg ci ban xam-xam ci ban crédibilité. lu tolloo ko fanweer ak ñeenti junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ci ay signature la ñu daal di laaj bépp candidat bi nga xam ni dafa nam bokk ca yooyu les élections législatives yi ñu war a amal ci fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bi ñu jëm. desandi ci élection législative yi lée ginnaaw bi nga xam ne nag jàpp nañ ko fanweeri fan ak benn ci weeru juillet lu jëm nag ci révision liste électorale yi lée daal dinañ koy nag ubbi ngir nag ñi nga xam ne ñoo di askan wi képp ko xam ne rek bëgg na bokk ci jongante yooyee nga mën a dem nag bindu ji ci commission yi nga xam ne moom la ñu taxawal ci préfecture yi ak sous préfecture yi reportage ñu teewlu ci Mame Biram Gaye. lii jëm ci liste électorale yi ak jëliwaat carte yi sa sous préfecture bu Thiès Nord kiy jiite commission bi di wuyoo ci turu Momar Kassé mu ngi dalal xel yi. waaw ñun bi ñu ñëwee fii vraiment fekk nañ fi le matériel qu'il faut. Le sous-préfet aussi nous a mis dans d'excellentes conditions pour que inscription yi jaar ci yoon bon boobu ba léegi nag ñu ngi ñëw di bindu waaw jusqu'à présent nag amaguñu benn problème waaw. loolu bon mënaguñ ko xam présentement nii ndax tout début toujours nit ñi dañuy ñëw ndànk-ndànk mais nag en général. bon nit ñi fii dañuy xaar ba dernier moment ñëw di jéem a buuxanteeg yooyu mais début bi fii ni mu commencé woon rek te début bële aussi noonu la commencé noonu la mel amul changement mais nag comme que egg bu fin ba duñu xam ba xam fee na mu mujjee noonu la fii di mujj wala déet. waaw xam nga loolu nag en général bon askan wu nekk ak ni muy gisee élection bon ku nekk aussi nañ ci gisee sa bopp bon bële local la woon. mais il faut mu am différence ak kii législative yi waaw loolu daal laa ci mën a wax présentement waaw ku ci nekk nag la lay tax a jóg yaa koy mën a wax xam pour mën a bindu si quoi waaw mais nit ñi daal li mën a wax moom ñu ngi bindu ndànk-ndànk. ñii di waa Sénat bi teew nañ ci commission bi ngir mën a gën a saytu révision exceptionnelle carte yi lee Ablaye Sow mu ngi ci indi xalaatam. waaye Sénat si commission bi mooy superviser contrôler. inscription bi veiller ci régularité bi transparence ak doxalin bi mu jaar ci yoon quoi loolu askan bi état bi tout le monde pour la régulation des élections. ginnaaw loolu yëpp kii di président commission bi mu ngi soññi askan wi ñu daw bindu ji ci liste yi balaa fanweeri fan ak benn ci weeru mars bii ñu koy ndar keppee. lan ngay wax population bi sa dernier waaw population bi bon pour ñoom ñu ñëw jéem a bindu ci teel bon bu ko defee rek du ñu buuxante te ñun duñu sonn aussi waaw boo teelee ñëw bindu yow miy bindu di nga féex. ñun ñi nga xam ñooy bindu aussi nekk ci commission bi den féex mais bu fekkee dañoo xaar ba dernier jour yi ñu ñëw di bokkante problème day am waaw te nit la quoi nit matul. ñu leen di fàttali ne législative yi ñu jëm ñu fixé ko ci weeru juillet bii ñu jëm mooy tax askan wi tànn ña leen di toogal ca pencum ndaw réew ma. Mame Biram Gaye sant ko gërëm ko mbokk yi ñu wax ci leneen mu soxal nag juróom-ñetti fan ci weeru mars ni ñu ko doon màggalee.
fii ci diwaanu Thiès foofee ca poste de santé bu Kawsara jigéen ñi nag daal dinañ koy màggal ci ab benn rek dépistage jëm nag ci cancer du col de l'utérus ak sax ay yeneen i xeet yoo xam ne daanaka màggal nañ ko bés bile jëmale ko nag ci wàllu paj mi mu nekkoon nag taxawaay bu am solo bu ñu sukkandikoo nag ci sage-femme bile di Sawdu Baro mi nga xam ne daal dinay dellusiwaat ci askanu Kawsara naka la ñu gisee taxawaay bu ni mel ñu teewlu ay kàddoom ci micro Moussa Mbaye. damay tàmbali sax nuyu suñu ICP peut-être nekku fi tey mais vraiment bu ñu mënee dara tey moom moo ñu jàppale si lu bëri waa aussi ak population Kawsara bi surtout Bachir moom jàppale nañu bu baax wan nañu ne foo gis jigéen mu taxaw góor war na nekk si koom ndax tey bu ñu amee don de sang bi gannaaw yàlla moom moo ci jàpp waaw moo jumelé ko ak suñu activité yu kii jigéen ñi léegi ñi ngi def dépistage planification familiale dépistage cancer du col de l'utérus ak traitement yoo xam ne bu amee ay tuuti góom yu ndaw rek pour traiter ko ñu ngi koy def immédiatement ak offre de planification familiale di ci woo population bi yëpp nag ndax comme ni ko sama naataango bi waxee jigéen ñi wuy si nañ ce qui veut dire que kon message bi jàll na mais nag foog ñu koy gën a fréquenter parce que léegi ñi ngi commencé dañ maye woon nañ ko fi pendant plus de 6 mois léegi machine bi installé wu xam nga da nga am yu bëri yooyu jënd léegi ñu ngi commencé fay mais fay bi maanaam bëriwul boo xoolee par rapport ak bu la musiba naar laay bu feebar bi ñëwee lu mu la mën a indil fay bi bëriwul léegi di ci remercier tamit suñu partenaire yi madame Diop Barbara ndax vraiment ñi ngi boobu ba tey ñu ngi ñuy accompagner bàyyiwuñu benn yoon indil nañu machine bu fixe ñu ci jàng pendant 6 mois ñu pare mu indil ñu machine boo xam ne mobile la pour wane ne population bi pour ci affaire bi pour Thiès bi yëpp la fépp fu ñu nit soxla rek mun nañ ànd ak moom accompagner ko def dépistage bi ndax jigéen ñi mun fi bénéficier wu ñu am 0 décès jigéen boo xam ne cancer col de l'utérus moom moo koy causé loolu daal lañ ciy wax di remercier population Kawsara bi di leen remercier ndax lu ñu mun rek gannaaw yàlla moom la ak autorité yëpp nag ku lim juum. am nañ ay partenaires yu ñu jàppale comme Maristop jàppale nañu am na ay délégués yu bëri tamit yu ñuy jàppale vraiment waaw mënuñu leen lim mais ñoom ñëpp xam ne vraiment yëg nañ taxawaay bi te yàlla na yàlla yàggal ànd bi mais Maristop moom depuis tout temps day ñëw ñu ngi accompagner ñu ngi leen di remercier bu baax di remercier daal population Kawsara ak autorité yi ak population wu Thiès ñëpp daal. des ci bëccëgu juróom-ñetti fan ci weeru mars atum 2022 jigéen ñi nekk nag fii ci groupe Prestige ñoom itam jot nañu ko màggal ci seenug anam nekkoon nag bés bu amoon solo boo xam ne dañu rek doon delloo njukkal jigéen ñi rawatina nag lu jëm ci seen wàllu àq ak yelleef reportage ñu ànd ceeg El Hadji Mamadou Dione. bésub 8 mars ñu jagleel ko nag la nga xam ne moo jëm ci wàllu yelleef ak jigéen yi ñu ngi koy amal ci àdduna bi warngal këpp bés bi nga xam ne dafa tombé ak juróom-ñetti fan ci weeru mars nekk na bés boo xam ne daal day tax ba jigéen yi di wane seen bopp ca la nga xam ne mooy jafe-jafe ñuy jànkoonteel fii ci Thiès nag jigéen yi nga xam ne ñoo nekk ci groupe Prestige daal di delloo buum ca boy ba daal di saf-sap ca la nga xam ne moo jëm ci wàllu bésub 8 mars bi ñu amaloon nag ab plateau spécial doon amal waxtaan rek xool ana yan jafe-jafe la jigéen di jànkoonteel ci réewum Sénégal Ramatoulaye Cissé di présentatrice émission boobee dellusiwaat na ci li nga xam ne moom la jigéen ñi di jànkoonteel. xam nga satu Sénégal jigéen ñi dañoo sonn trop surtout su fekkee ni yow amoo benn doole bi sa borom kër amul benn doole bi donc yow tu es obligé nga jéem a def taaba soo gisee ci reportage boobu ñoo ngi interviewé woon ay yenn mère ñenn ñi ñoo ngi jaay ay crème ñi ñoo ngi jaay ay beignet naam sax liñ ci am bëriwul mais ñoo ngi góorgóorlu mën a dajale jàppale seen njaboot yi soo dégloo ci kenn ki ci reportage mu ngi naan moom doom ji sax parfois da koy woo naan ko maman aw ma ticket pour restaurant ak yooyu mu nekk ay affaires yu daw yaram mais moom dina def le tout dajale lu mu am ak lu mu amul ba jàppale doomam boobu mu
jàppale doomam bi mu mën a eggalee jàngam bi en tout cas mu nekk ay affaire yu daw yaram mais nekk na aussi yu am solo. ñu jàpp ne nag jigéen yi jàmbaare nañu lool te gëm seen bopp lool ñoom de dañuy faral di leen def ay mettital fa nga xam ne mooy ci biir kër yi ci seen néegub sëy loolee nag soxna Nogay Ndiaye nekk chroniqueur ci émission Ani Sogoma di nag ñaawlu ni mel. dafay faral di am jigéen ñaa ngi dund violence ci biir kër yi buñ ko waxee buñ ko waxul ndax am na ci ñoo xamante ne peut-être ñu impliqué valeur yooyu ci ñoom sax moo tax luñ leen nit di mënti defit dañ koy muñ loo yàlla ndax bëgg bu ëllëgee seen i njaboot barkeel war a ñoom mais nag muñ dafa am fu muy yem ndax nag lu metti lañ lay wax muñal mais bu demee dem ba tar nag wax dëgg yàlla war ngaa yuuxu nag woote wallu ñu dimbali la ca ba muy teel waaye gis nga ni jigéen boo xam ne dañuy borom këram a ko dóor ba faat ko gis jigéen boo xam borom kër a dagg loxoom gis jigéen boo xam borom kër a patt bëtam gis jigéen boo xamante ni nangam ak naan du fi jóg ak violence yi nga xamante ne moo ngi jëm ci violence sexuelle yi nga xamante ne muy ku ci mel ni viol yi ñuy def xale yu jigéen yi ci kër gi di ko def sax ñi nga xamante ne ñoo ngi ci seen biir ménage ndax am na loo xamante ne violence la ci viol lañ ko mën a tuddee. journée 8 mars mu ngi noonu ñu daal di ko amal jigéen yi nag di wone seen bopp ci la nga xam ne moom mooy jafe-jafe yi nga xam ne dañ koy jànkoonteel loolee tax na nag ba ñu samp ab yuux ñuy xaare ne nag ndax seen yuuxu boobee ñi nga xam ne ñooy kilifa yi dinañ ko dégg ngir saafara seen jafe-jafe. ñu wax ci leneen mu soxal wàllu njàng ak njàngale ginnaaw bi nga xam ne nag intersyndical yu bari dooroon nañu nag ay plan d'action jëm nag ci wàllu grève keneen koo xam ne rek fekk si na leen mu di nag beneen syndicat d'enseignants bu yees boo xam ne jot nañ ko daal di waat taxawal mu nekk nag synthèse le syndicat des travailleurs habiles à de l'éducation du Sénégal kuréel gi nag ñu daal di koy taxawal ki nga xam ne moo di secrétaire général bi lee yëkkati na ci ay kàddu daal di koy dénk El Hadji Mamadou Ndione. lu wutale syndicat bi ak yeneen mooy dañoo am jàngat yu bëre yu nu def yoo xamante ne jaar nañu ci syndicat bu njëkk jóge fa ñëwaat ci beneen syndicat jóge fa ñëw tey ji taxawal beneen syndicat boo xamante ne yàlla nattu na ña fa nekk ñëpp ay ndaw lañu te ndaw boo xoolee dafay bëgg lu bees day bëgg waaw góor day bëgg ndam tey loolu moom moo animé loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy yëngal jàngalekat yi nga xamante tey ñoo bootu ci ñun dañoo bëgg def syndicalisme neneen ñu jël xale yi jël jàngalekat bi ñoom ñaar ñu boole leen ci benn ëmb ne seeni soxla bii mënul dem te benn bee demul tey élève bi bu nekk ci condition yu baax njàngale bi du ñoŋ jàngalekat bu nekk ci condition yu baax jàngal bu baax bi du am kon tey lépp la ñuy boole muy formation muy lépp dañ koy boole ci benn sac du niveau national mooy jël ay décision dañuy wàcc ci suuf nen lan mooy seeni jafe-jafe ñu boole ko bu ñu ñëwee ci kaw tënk ko wàcceewaat loolu tax synthèse bi am solo synthèse mooy tënk lépp lu ñuy def dañ koy tënk wàccee saytu ba mu leer ñu ne nguur lii lañ bëgg ñun nag ñëwuñu noonooñu def am nañ fullay wax lii lañ bëgg waaye am nañ fulla ku nanguwul ñu jaamaarloo ak yow syndicat grève moo mujj ci syndicat boo xamee syndicalisme bëri nag ñoo xam ne xamuñu syndicalisme ñu baal ma nag xamuñu syndicalisme lu tax ma koy wax da ngay doon étudiant am forme de lutte ba nga fa jàngi boo leen xoolee forme de lutte xeexin bi xeexunu étudiant la enseignant sa xel nga war a njëkk jiital du sa passion wala sa fugg mën nga ko jox ñaari point ñetti point nga ne ko lii laa soxla ci juróomi at nga jël ñëpp seede nee na ñun école la ñu ñor ñun ay ndaw lañu jàngalee ñu ñor leneen ñoruñu état bu nekk ak lu mu attan état bu ne attan naa dara bu ko deful irresponsabilité am mais ñun dañ def li ñu war bu ñuy teg nañ teg lu ñu jàpp ne ñun yan bi attan nañ ko ba nga xam ne ëllëg lu ñuy def dinañ ko mën a. mu ngoog mbokk yi noonu la ñuy tàbbee ci xibaari ñeel biir réew mi ànd ceeg Fatima Sané. ñu tàmbali xibaaru biir réew mi ci wàllum parrainage ci élection député yi ñu dëgmal te ñu jàpp ko ci fanweeri fan ak benn ci weeru Suède njiitu élection yooyu jot na ci àddu nee na parti politique yi ak parti yi war a boole seen bopp ak ñi bëgg demal seen bopp war nañu am ay
nit yu takku ci ay parrain ngir ñu mën a bokk ci jongante yooyu ci juróom-ñaari dëkk yu nekk war nga ci am lu toll ci junni parrain. ñu wax ci wàllum entrepreneuriat. Délégué général entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes di Pape Amadou Sarr xamle na ni dinañ taxawal ci fan yi di ñëw benn programme bu ñu tuddee junniy gaynde. programme boobu day tàggat junniy entrepreneur ci réewum Sénégal te seeni at tollu ci fukki at ak juróom-ñett ak fanweeri at ak juróom. ñu jeexalee xibaaru biir réew mi ak président Macky Sall ci ñaan bi mu ñaan tey ci àllarba gi président Vladimir Poutine ca Russie ngir mu wér gànnaay yi ci jàppante bi mu am ak waa Ukraine. président Macky Sall nag nee na kontaan na ci déglu bi ko njiitu réewu Russie déglu ngir moom mooy njiitu Union africaine. sant ko gërëm ko Fatima Sané mbokk yi noonu la ñuy tàbbee ci xibaar yi ñeel biti réew ànd ceeg Ramatoulaye Cissé. lu ëpp juróom fukki doomi aadama yu bokkoon ci milice autodéfense lañ daal di faat ca nord ouest réew ma Nigéria ña def ñaawteef ba nag ñoo ngi leen di woowee ay bandi ay groupe criminel yu bari nag lañ nemmeeku jamono ji ñuy lëmbee gox yu mel ni Zamfara Niger Sokoto ak Kebbi ci ay ñaawteef yu ñuy amal bokk na ci di faat ay bakkanu doomu aadama muy mel ni nag ñoom force de sécurité bi jekkooguñ leen ba tey. président américain bi di Joe Biden daal dina yëgle démb ci talaata gii ne dina dakkal importation ci lu jëm ci pétrole ak gaz bu réewum Russie loolu nag def ko dogal ngir mën a gën a sanctionné naataangoom bi di Poutine ci guerre bi mu amal ci Ukraine président américain bi nag dogal boobu def ci ànd ak yeneen réew yi lëkkaloo ak réewum États-Unis moom Joe Biden mu ngi xamle ni du mës a jàppale Poutine ci li nga xamante ne sumb na ko ngir congu réew ma Ukraine. ministère mauritanien bu yore wàllum affaires étrangères daal dina xamle ne wóolu na ki nga xamante ne mooy ambassadeur bu réew Mali ngir ñaawlu nekk ni doomu Mauritanie yi foofee ci réew Mali ci ay kàddoom nag xamle na ne ñi leen di teg ñaawteef yooyee mooy l'armée malienne bi li gën a tax protestation ya nag mooy ñaari xew-xew ya amoon te ay Mauritaniens daal di ci réer ci ay anam yu leeragul ba tey mbokk yi tey lii moo nekkoon seen xibaaru bitim réew. Ramatoulaye Cissé sant ko gërëm ko wàllu tàggat yaram moo fas yéene dar képp yi la xibaar ñu ànd ceeg Fatou Fall. ñu dooree xibaaru tàggat yaram ak Dakar Université Club moom nag club bi di Ferroviario daal dina koy dóor ci seen deuxième édition de la Basket Africa League ñu gën koo xam ci BAL ci loolu nag match boobee ñu ñàkk dee leen indil ay jafe-jafe ci compétition bi waa Adjivon war nañoo góorgóorlu bu baax ngir mën a poursuivre aventure bi fële ca Kigali nekk ca Mali. Dakar Université Club ñu gën koo xam ci DUC daal dinañ leen di desee ñetti match ngir ñu mën a wane seen bopp. ñu teg ci Sadio Mané mi nekk titulaire ci 8e de finale Ligue des champions bi moom Sadio Mané nag daal dina egg ci baaru juróom fukkeelu match ca championnat ba moom nag moo nekk sénégalais bu njëkk bi am lim bi ni mel. Inter bu Milan daal dina dóor benn bal ci dara ñii di waa Liverpool waaye nag Liverpool daal dina gagné quart de finale ca Ligue des champions ba la ko waral moo di seen match aller ba moom Liverpool kaa dóoroon ñaari bal ci dara. ñu jeexalee xibaaru tàggat yaram bi ak match Sénégal Égypte waa FIFA daal di nañuy xamle ki nar a arbitré match boobee war a dox ci diggante Sénégal ak Égypte ci qualification coupe du monde 2022 bi ñu war ko football ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars ci stade international bu Caire. arbitre congolais bi di Jean-Jacques Ngombo Ndala moo ko nar a arbitré waaye dina ci feggoo ak naataango congolais bi di Olivier Safari Keben ak comorien bi di Souleymane Almadine loolee moo nekkoon seen xibaaru tàggat yaram. mu ngoog sant ko gërëm ko Fatou Fall ci xibaar ñeel tàggat yaram mbokk yi lii moo ndar képp xibaar yi de
jaajëfal yéen ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV jox leen dig daje suñu yeneenu jotaayu xibaar jërë ngeen jëf.